ndax dafa am ay quelques points wala ay quelques doxalin yoo xam ne commune baa ngi ko doxal te mu ñu jàpp ne doxalin boobu lënt na ci suñu xel. bi ñu dee voté le compte administratif. gis nañ ci benn rubrique boo xam ne c'est des recettes compte administratif 2019 bi des recettes imprévues maanaam xaalis bu ñu xayma woon te xamuñu xaalis boo xam ne dañ koo xalaatoon waaye nag xamuñu fu muy jógee. ñu gis seen ñuy def ci 9 millions. ñu déggit maire bi ne ay pexeem moo ko may 9 millions yi mu jaaxal ñu lool. ndax amul benn yoon ci benn commune fu mu mën a amee xaalis du dul ne xalaat nañ ko ba teg donc lu état xalaat ne fii rek nga mën a jëlee xaalis ak fii ak fii ak fii ak fii ak fii noonu la communes yi noonu la budget yi di doxee rubrique yooyu ñuy indi mooy fii nga mën a fii la sa xaalis mën a génne fii la sa xaalis mën a génne fii la sa xaalis kon pexe mu ñu munta wax meneen muy doo xamante ne si ne mu ñuy jëlee 9 millions la lu tolloog 9 millions pexe dinañu jaaxal. dinaa barastiku foofu sax tuuti ci wax ci vote compte administratif boobu parce que li ñu gën a yéem mooy ñun suñu conseil municipal yi bu ñu leen di jox budget ñu kii bi préparation budget bi ñu leen jox lettres yi dañ leen jox budget bi ne leen jox convocation bi mais doo gis jamais ñu jox leen compte de gestion. alors que ni ñu amee droit ci compte administratif bi noonu leen amee droit ci compte de gestion parce que compte de gestion bi mooy justifier compte administratif. te it nag code bi daf ne mais kenn ku ci nekk bemul benn document boo xamante ne si ne am na au niveau de la mairie boo xamante ne si ne nit waru cee jot bu ñu war a nëbb kenn amul rawatina ay conseils waruñu am leen nëbb lu leen ump ci collectivité locale bi ni ñuy def compte administratif bi noonu la ñu war a def compte de gestion bi ba kenn ku ci nekk boo demee sa kër nga am le temps pour xool ci compte administratif bi lii de laa laajoon kii ne la lii laa la jox parce que mënuloo vérifier tey jii su fekkee détournement d'objectif dafa am mais compte administratif du la woon détournement d'objectif il faut nga yor compte de gestion bi pour nga mën a xam ne détournement d'objectif am na te conseil yi dañ ci am plein droit il faut ñoom it ñuy réclamer seen droit yooyu ndax liñ seen taxawaay mën a mat ci au niveau du conseil municipal waaye ñu ngi leen di ñaane tamit que à chaque fois que ñuy voté le compte administratif bu mu mënti doon na ànd ak compte de gestion ba ñu méngale ñaari ba xam lan moo ca nekk yoon ak lan moo ca nekkul yoon. beneen bi ci des mooy carrière sable bu Kër Mori maire lañ dégg ci ay waxam mu ne carrière ba dafa jeexoon bi mu la woowee ki fa nekkoon di ko laaj ba xam carrière bi nan la versement yi demee da ko wax ne ko carrière bi dafa jeex ña fa des mooy waa Kër Mori ñoo am seen suuf ñoom la ñuy génne ñu bëggoon a xam parce que carrière bi dañ koo délimité woon délibéré ko kon su jeexee bañ ko war a koo tibbi feneen dafa war a amaat beneen délibération mu ñu soog a mën a am sañ-sañu di ko tibb ñu bëgg a laaj ba xam population Kër Mori boobu di exploiter suuf soosu ñuy wax ñoom fan la ko teg ndax dañ ko délibéré pour mu di ko def wala kan moo ko jox ndigalul ñuy exploiter ñu continuer di exploiter carrière boobu nga xam ne nee nañu jeex na. suñ ñetteelu question mooy kenn ku nekk ci ñun xam na ne mairie bi def na ay lotissement yoo xamante ne si ne dagg nañ ko sax lu yàgg waaye daal am na ay lotissement yoo xamante ne si ne am na. li waral lotissement yooyu am mooy maire bi def na woon am na lu tolloo 4000 lu ëpp 4000 nangam demande gis nañ mu def ñaari lotissement à Kayré benn bi à Kayré benn bi à Kër Ma Lamine ñu bëgg na xam lotissement yooyu ñaata parcelle lañ ci war a jox askan wi ñaata parcelle la ci borom tool yi am ñaata parcelle la ci kiñ ne mooy promoteur bi am foofu it dañ ci bondi tuuti parce que gisoon nañ ci conseil municipal bi mu voté woon ne lotissement yi dina ci def lu toll ak 2 millions gis nañ ko ci budget yi passé gis nañ tamit promoteur bu ñëw taxaw est-ce que kan moo jox ndigal mairie bi à ce que promoteur yi jël ko lan moo tax fayuñu xaalis lan moo tax ñuy fay kii ndigal loolu fan la jógee parce que loolu it gisuñu ko fenn malheureusement ñun suñuy maire yi xamuñu affichage amul benn yoon boo xam ne di nga ñëw ci maire bi fekk ñu affiché dara kon ñun mënuñoo xam lu ñu dégg ci nit ñi ak wala li ñu gis loolu rek lañ mën a xam la ñu ca jaaxalit mënuñu lu def lu laaj leen ko amee nañu nag habitude yi bu ñu leen laajee dara duñ ko tontu mais ñi ngi ñaan yàlla ñu leeralal askan wi lii des demandes bëggoon nañu xam tamit comme car gis nañ ne am na ñi ngi commencé joxe bëggoon nañoo xam ne demande yi ñu am Thiénaba pourcentage bi ñaata la toll ci ñin jox ñi nga xam ne dañoo ñëw indi seen demande Thiénaba ñaata lañ ci jox pourcentage boobu aussi bëggoon nañu ñu wax ñu joxe nañ ci biir 4000 demandes yooyu maire bi doon wax ne am na fi plus de 4000 demandes joxe nañ ci lu tolloog téeméer ci 4000 yi wala joxe nañ ci lu tolloog ñaar fukk ci 4000 yooyu demande
voilà beneen bi ci des mooy frais de mutation yi ñuy fay. autorisation de construire gis nañ ne depuis que conseil municipal bi ñëw fii ba léegi nii képp kuy def mutation da ngay ñëw ci maire bi ñëw ñu la andi sa xaalis nga joxe sa xaalis ñu desal la këyit nga dem kenn ci ñoom koy laaj ndax am nga quittance wala am nga ordre de recette daan la déedéet man damaa dem rek fay ñu jox ñu jox ma sama këyitu kër ma dem. foofu it naa ci ñëw ci population bi tuuti yee leen nit war na fépp fu muy dugal ñaar dërëmam sax mu am reçu dugal naa fa ñaar dërëm waxuma la ak 60 000 francs nga di ko fay plus. Comment dirais-je autorisation de construire 30 000 muy ñaata 90 000 nga ñëw jox ko nit won ko ginnaaw sans reçu sans quittance ni rien de tout vraiment loolu aussi askan wi war nañ cee bàyyi xel ñoom ñoo ñu koy def. loolu nag ça n'a rien à voir parce que ji nga xamante ne si ne ñoom lañ dénk commune bi jox leen pouvoir yooyu ñoom ñoo war su nit ñëwee jógee fële ñëw ab commune du laajub xaalis bépp nit bu ñëw ci commune mu ñëw nga mën a la jox ma nangam lii nangam lañ ko indi jox ma rek jàppal ne kooko nekkul ci lu jub. ab commune da ngay ñëw mu jox la ordre de recette nga dem fay su dee nag yow bu dee nag yow yaa bëgg mu fayal la ne ko am fayal ma mais ab commune doo ci ñëw naan la joxeel 60 000 ak joxeel nangam 1000 déedéet ab commune du encaisser xaalis day ñëw joxe la ko ci timbre wala mu jox la ordre de recette nga dem fay muy autorisation de construire wala muy nga doon def mutation même les frais de bornage là am na ñoo xamante ne si ne ñi ngi ak seen i kayit ñoo xamante ne si amuñu quittance su trésor te koo ci wax mu ne la fay nañ ñuy ñaan conseil municipal bi xaalis boobu nga xam ne ñu ngi ko fiy dugal depuis 2014 ak suñu jonne yàlla tey ñu leeral ñu xaalis boobu fu mu dugg naka lañ ko fayee jee ak naka la dugg ak fan la dugg kon nañ ñu leeralal xaalis yooyu fan la dugg bi ci des it nañ ñu wax lan moo tax benn dëkk benn kii nit ñi mën fee am ñaari benn institut nit mën fee am ñaari acte yu ñu roowul nga am kayitu kër goo xam ne maire rek ko signé muy mutation bi kee am kayitu kër goo xam ne maire rek sous-préfet ko signé te code bi wax ne bépp kayit boo xam ne day laal wàllu suuf te sous-préfet signé wu ko kayit ga baaxul kayit bu mu mënti doon su fekkee si ne sous-préfet dafay wax ci wàllu suuf maire ak sous-préfet ñoom ñaar ñoo koy valider lu waral kayit yooyu du génn te sous-préfet gisu ko loolu it bëgg nañu ñu leeralal nu ko